asalaamaaleykum mbokku téléspectateur MTV Sénégal maa ngi leen di nuyu. tey nag sama gan dafa am ku mag koo xamante ne kenn dootu ko présenté ku muy daral ci seen émission ñu koy wax docteur Fatma Guenoune mu nekk présidente de l'association présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer ñu koy wax LISCA ñu ngi koy dalal di ko wax docteur dalal ak jàmm ci plateau MTV Sénégal. Merci beaucoup Khadiatou maa ngi rafetlu ni nga ma dalalee ci plateau MTV maa ngi nuyu sama mbokku téléspectateur yëpp ñu képp kuy seetaan MTV. di la jaajëfal bu baax a baax vraiment docteur tey sama gar fa ñëwoon pour waxtaan ak yow li nga xam ne moom mooy cancer dañoo nekk ci weer bi ñuy wax octobre rose. bëggoon xam signification ak mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy jàkkaarloog ñun lan mooy cancer. waaw cancer dafa nekk suñ koy bëgg expliquer ci olof dina xaw a métti tuuti parce que terme technique yi moo xaw a jafeña expliquer xam nga cellule dafa mel ni pepp laa ko mën a expliquer soo pepp bi nga xam ne dafay soppeeku. ci waxtu bi nga xam ne dafa war a yeesal boppam donc ci renouvellement cellulaire boobule dafay am ay accident nga xam ne cellule bi su nekkee naka dul noonu le organisme bi mooy yaram bi yépp su amee kattan nu mu waree daf koy ne mu xaru donc cellule cancéreuse boobule su ko organisme bi waxee xarul dafay bañ xaru mu ber daaraam muy ful boppam muy mel ni rek xale bi nga xam ne dafa të waajur yi yar ko ne ko jubal mu bañ a jub dafay dem ba dafay génn ci kër gi ber boppam cellule cancéreuse bi ci organe bi muy soxee ko noonu lay def ber boppam nji ful nag ful boppam ba nga xam ne dafay dem ba dafay créer am siddit yi nga xam ne ñoo koy dundal yooyu yëpp ba pare nag su xësee ba toog ci organisme boobule dafay commencer di dem ci ay yeneen organe muy def métastase te cancer bu nekk dafa am ay organe de prédilection yi nga xam ne foofu lay suñ jugee ci organe mu soqee ko dafay dem ci beneen organe li mel ni cancer wu ween nag dafay nekk donj ci ween bi di màgg su màggee mu commencé par dem ci caqam ci poqataan bi su demee ba màgg ba nga xam ne dal wër na ween bi dafay dem ci yuur bi donc métastase cérébrale li tubaab di wax métastase pulmonaire ci xëtër bi ak métastase osseuse ci yax yi yooyu mooy organe de prédilection wu métastase osseuse ou cancer métastase du cancer du sang donc cancer du ween nag donj buy ñëw la li ko waral bari na parce que du benn cause rek mooy indi cancer fokk cause yi dajaloo ci nit mu nekk cancer. waaw tontu bi leer na mais bu doon sama sago tey nga faram-fàcceel ñu ak mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan MTV cause yi lan moo koy indi muy bi nga xam ne moo jàpp ween doomu aadama lan moo koy indi lan moo koy sabab. li ko sabab bari na xam nga li tubaab di wax facteur dafa nekk li facteur endogène li nga xam ne nit ki ci moom la nekk loolu nit ki mënu ci def dara mais am na ay facteurs yi nga xam ne nit ki mun na ci def ba nga xam ne cancer bi du ñëw mais facteur endogène boobule mooy jigéen yi nga xam ne dañuy teel a gis régal balaay fukki at ak ñaar yéex ko gis après juróom fukki at ak juróom loolu cancer bi daf leen di yàpp donc li ñuy wax longue passé d'hyperœstrogénie nit ko am yaram cancer bi daf la yàpp nga bañ a nàmpal sa doom nàmpal ko lu néew loolu moom cancer bi daf lay yeb jigéen yi nga xam ne dañuy yéex a am doom surtout dañuy xaar ba ëpp am fanweeri at ak juróom
wala lu ko ëpp doog a taawlu loolu cancer bi daf leen di yeb wala nga bokk ci giir bi nga xam ne giir ñi nga xam ne dañuy am cancer li tubaab di wax famille à cancer loolu cancer bi daf leen di yeb donc xam nga loolu nit ki mënu ci def dara mais am na ay facteurs yi favorisants yi nga xam ne nit ki mun na ci intervenir ba def ci ba nga xam ne cancer bi bañ a ñëw ci ñoom muy tuxum cigarette cigarette dugal na loxoom ci 30% wu cancer sàngara bi dugal na loxoom ci 30% des cancers alimentation mooy lekkin bu ñàkk sell bi parce que lekkin bi dañuy lekk yàpp bu bari lekk graisse bu bari lekk xorom bu bari ba pare di ci def ay additifs alimentaires mooy caf-cafal yooyu ñu ci yokk loolu lee dafay tax nit ku koy jëfandikoo daf lay jox cancer li tubaab di wax ne manger 5 fruits et légumes mooy nga lekk juróomi fruits ak légumes ci bés bi mais loolu le da nga lekk fruits yi nga xam ne dañ koy bay te du am engrais chimique te du am pesticide sama mbokku sénégalais yi ñun am nañu chance Sénégal am na ay fruits yi nga xam ne fii la soqeekoo te moom la ñuy ooyee sax ay fruits sauvages la mais fruits sauvages yooyu moo gën ci suñu yaram parce que amul engrais chimique amul pesticide te mun nañ ko lekk ba nga xam ne duñu am cancer fruits yi nag nañu ko xool fi nga koy ku nekk nag mun nga créer sa benn potager sa biir kër pour def sa ay fruits et légumes te doo am engrais chimique xale yi ne ñu bàyyi xale yi nga xam ne bu njëkk ba da ngay jox sa doom muy mbuusu solom wala mbuusu siddéem wala mbuusu ndiir muy di ko lekk loolu dafa nekkoon li gën ci xale yi te ñu bàyyi tàngal yi nga xam ne moom lañ leen di jox te loolu du leen suuxal dara ci seen biir yaram donc loolu tamit facteur favorisant la ñàkk tàggat sa yaram xam nga nit ku nekk soo nekkee sa biir kër mun nga sax tàggat sa yaram ci ni ngay liggéeyee ci sa biir kër donc dañu ne fanweeri minute war na ko nit di ko tàggat yaramam par jour yooyu la ay facteurs yi nga xam ne nit ki mun na ko dindi environnement bi ñun mun nañu yeesal suñu environnement parce que environnement bi ñu bàyyi di pollution bi sànni ay yi nga xam ne lu ne ci suuf ba mu indi loraange mbuusu plastique yeeg yooyu donc loolu dafa am solo mais am na li nga xam ne ñun tamit war nañ ci mun a bàyyi xel xam nga stress mooy nit ki nga xam ne xelam dalu di sikki sàkk te stress boobule li ñuy wax mooy facteur déclenchant wu cancer dañ koy seetlu jigéen ñi nga xam ne dañuy am cancer mooy ne suy ñëw boobule dañuy tënj wala ñu fase leen wala ñu am benn naqar bi nga xam ne mooy déclencher cancer bi donc yooyu yëpp ay facteurs favorisants wu cancer la. Docteur ku la dégg dafa mel ni cancer neexul a mucc ndax jamono bi ñu toll nii stress baa ngi fépp stress bi moom la suñu mbokku jigéen ñi rawatina ñoom surtout ñoo koy gën a dund bu fekkoon tey ci lekk bi la di nga ne xaaral ma moytu lii mbaa ma moytu lii mais facteurs yi nga fi wax nii nekk na loo xamante ne neexul a mucc ndax moom la ñuy dund ak jamono. am na ci benn boo xamante ne tamit tudd nga ko mooy bi nga xam ne dafay laal famille boobu tam neexul a mucc bu ma la déggee neexul a mucc boobu vraiment bëgg naa nga leeral ñu ci baax a baax parce que day mel ni comme genre lu ñuy hérité. waaw li ñuy wax facteur héréditaire facteur génétique loolu la daf mooy ne du ne képp ku bokk ci famille bi da ngay am cancer mais mën na la dal. donc moo tax ñi nga xam ne dañu bokk ci sa maam am cancer sa tante am cancer sa yaay am cancer walla sa mag am cancer bi daf lay yàpp donc ñi nga xam ne famille à cancer yooyu la ñoom dañu war a di dem tout le temps consultation chaque année war nañu dem ñu seet leen bu baax a baax.
kon tontu yi leer na bu baax a baax mbokku téléspectateur MTV mais docteur dama la doon laaj tey naka la ñu mën a def pour éviter ko. xam nga li koy joxe te ñu mun ko éviter suñu bopp loolu la ñu war a def bàyyi ci xel lekk bu sell tàggat yaram éviter stress bi parce que stress nit mun na ko éviter axankañ nit ki soo gëmee rek mun nga éviter stress donc te ngay def dépistage parce que dépistage boobule mooy tax ne suñu gisee cancer bi ci yow teel ko gis dinañ ko faj te duñu dagg sa ween parce que xam nga ween cër la organe de féminité la te cancer yi suñ ko bàyyee bu donj yooyu le ñu bàyyi ko ba mu màgg su àggee ay taay yi nga xam ne faw suñ lay faj faw ñu daggaale ween bi te mammographie boobu le rajo ween boobu dina gis tumeur yi nga xam ne dafay tuuti te kenn du soxla dagg sa ween tumeur bi rek la ñuy lelli nga xam ne doo soxla sax def chimiothérapie boobu opération bi lañ lay defal ak radiothérapie. mais comme pour jigéen boo xamante ne xamagul affaire bi ni mu demee kooku naka la lan la war a def moom daal pour xam ne ni lii muy def nii nan yan signe moo koy wan ni daal nii weenam am na cancer daal nii pour te dire. waaw jigéen bu nekk soo xësee ba am ñaar fukki at. war nga tàmm di lambatu sa ween. lii tubaab di wax autopalpation moom la ñuy jàngale tout le temps wax nit yi naka la ñuy làmbatoo ween bi soo làmbatoo sa ween ba daj ci donj wala nga raakle sa poxotaan ba gis ci caxar wala nga bës sa cus bi gis ci ndox wala deret war nga gaawantu dem kër docteur sooy làmb sa ween nag doo bës ween bi nii dangay tàllal sa loxo nga diviser sa ween bi en 4 parties nga examiner pàcc par pàcc soo ko examiner nga jël sa loxo bii def ko nii jël raakale poxotaan bi jël sa ñaari baaraam yi bës cus bi loo ci gis ci ndox wala deret war na la pousser nga dem kër docteur yéen nit ñi nga xam ne ñu ngi ci zone yi nga xam ne barewul poste de santé mais nañu góorgóorlu une fois par an ñu dem kër docteur ñu seet leen. di la jaajëfal bu baax waxtu leer na tontu bi leer na nañu macha allah mais dama bëggoon xam seen kuréel bii di LISCA ban taxawaay la ci def ba mu sosoo ak léegi. waaw Ligue sénégalaise contre le cancer ñu ngi ko créé 1985 bi ñu ko créé 1985 mu toog lu yàgg yënguwul parce que ñu ko créé woon amuñu woon jot pour ñun ñu xaar ba 2009 ñu relancé ko bi ñu ko dekkalee yàlla moo ñu jàppale donc jéego yi ñu ci def nii yépp yàlla moo ñu jàppale parce que bi ñu ko defee relancé def nañu ñetti téléthon yi ñu jëkk def dañ ci jàppale malade yi boobu chimiothérapie bi seexoon na téeméer ak juróom-ñaari nit la ñu jàppale ci seen faj boobu chimiothérapie bi mi ngi woon ci 6 millions ci protocole bi donc yàlla di def ñuy dox ba def ay plaidoyer ba tase fekk président Macky Sall 2014 man duma tàyyee di ko remercier parce que mooy ki nga xam ne mooy gën a jàpp ci lutte contre le cancer tey jii ligue bi su taxawee nu mu taxawee gannaaw yàlla moom la parce que non seulement saa yu ñu wootee téléthon moom mooy kuy jëkk dugal loxoom ba pare mooy wax ministre am yépp ñu jàppale Octobre Rose 2014 maa ngi koy fàttali ko amuñu woon sax lu ñu defee suñu Octobre Rose bi ñu ko bindee mu conseil des ministres mu ne na ministre bu nekk jàppale téeméeri jigéen xam nga kon moom mi ngi jàppale askan bi wér-gu-yaramu jigéen yi soxal na ko donc yooyu def nañu ay groupe de parole parce que jàppale malade rek du faj ko jàppale malade da nga koy dindi stress bi accompagner ko moom ak ay waajur ay famille am
parce que fii ñu toog nii sax lañ leen di recevoir malade yi nga xamoon ne wër nañ ci cancer ak malade yi am cancer ak seeni ay mbokk ñu toog wax ak ñoom. Am na psychologue assistante sociale benn imam ay médecin ñu toog wax ak ñoom ba dalal leen ndax ñu mun a jublu ci seen faj ci jàmm ak salaam bi LISCA tabax na saalu chimiothérapie bu mag ma nga hôpital Dantec defaraat saalu chimio bu ndaw ba fa nekkoon ñu defaraat hospitalisation bi yooyu yëpp ci jàppale malade yi am cancer la parce que service bi dafa màggetoon ñu defaraat ko ba nga xam ne ku fa nekk suñ lay hospitalisé daa nekk ci jàmm te daa nekk ci place bu sell te set donc yooyu yëpp ay action wu la ñu def nañu loolu le tamit li nga xam ne moom la ñu def plaidoyer bi nga xam ne 2018 def nañ ko ci président de la république bi ñu ko defee mu nangul ñu ko dugal 1 milliard ci fajum chimiothérapie donc bi mu ko dugalee ci la chimiothérapie wu cancer yu jigéen yi muy cancer yu ween ak cancer yu buntu njurukaay nekk gratuit jigéen bu nekk sénégalaise te am cancer yu ween wala cancer yu buntu njurukaay sa chimiothérapie c'est gratuit donc daa jël chimio bi te doo fay dërëm mais am na fajum cancer du benn pàcc rek c'est vrai que chimiothérapie moo doon pàcc bi gën a cher déjà avant chimio bi am na diagnostic boobu tamit am na njëkk parce que pour le bilan diagnostic daa fay 300 000 ba yenn saa yi 500 000 nga doog a war a àgg ci chimiothérapie bi soo paree ci chimiothérapie bi da ngay dem ci intervention chirurgicale 300 000 la nga jóge fa dem ci radiothérapie foofu tamit maa ngi fay bàyyiwaat sama loxo di gërëm président de la république parce que benn appareil bu màgget la ñu amoon 2016 mu dugal fi ñetti appareil ci Afrique de l'Ouest yépp Sénégal mooy pays bi nga xam ne moo am ñetti appareil te biñ ko njëg bi dafa waroon gën a ëpp fanweeri junni ñu ne ko su ko ëppee fanweeri junni Sénégalais yi duñ ko mën a dékku mu d'accord ci parce que yeneen malade yi soo demee bitim réew ay 3 millions ngay def sa radiothérapie parce que mooy accélérateur de particules boobule mais moom nangul nañu ko donc moom mi ngi jàpp ci liggéeyu LISCA mi ngi jàpp ci xeex cancer bi. di la jaajëfal bu baax ci clarification bi waxtaan bi am na solo macha allah docteur looy tëjee. Vraiment maa ngi rafetlu ni ngeen ma invité di nuyu téléspectateurs yëpp di leen di wax ne cancer ku am cancer du mooy ne da ngay faatu cancer suñ ko teelee gis da ngay faju ba wér péng. kon mbokku téléspectateur MTV ñoo ko déggandoo cancer dañ koy faj li mu fi digle rek sama mbokku jigéen yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mooy di lamb seen wenn saa su nekk rawatina bu ñu paree règle di ci bàyyi xel di faral di def dépistage yi ndax octobre rose dafa ñëw aussi tamit pour jàppale askan bi un peu partout ci dëkk bi da nga koy gis ñu koy organiser di ko def gratuitement kon ku ci mën a profité rek nga dem ñu defal la dépistage du cancer doo ci fay dërëm. di jaajëfal aussi tamit le président de la République du Sénégal ndax dafa bokkoon ci question yi nga xam ne dama ko bëggoon poser ndax moom mooy ndax gouvernement bi ndax président jàpp na ci combat bi parce que yàlla def na mu junj ko ndax moom mooy jiit comme moom bu ci jàppee rek vraiment lan loon ko koy gërëmee di ko santé bu baax a baax ba pare di interpeller waat tamit képp ku ci mën a jàpp rek mu ñëw jàpp ci ndax cancer moom képp ku ci def rek da nga jaamu yàlla jàppale say jigéen bu baax a baax vraiment ñu ngi leen di jox rendez-vous à très bientôt incha allah ci seen émission sama gan.